maa ngi tudd Dieynaba Sidibé ñu gën ma xam ci Zenix LFDM di artiste graffeuse première femme bu def graffiti Sénégal di def slam nekk membre association Africulture Urban nekk fa chargé de communication ak membre duo slam Zenix et Sall Ngari. Sama inspiration déjà fu nekk lay jóge parce que inspiration moom c'est pas nekk loo xam ne ni day fixe wala nga ne fii laa koy puiser wala fee donc daa nekk loo xamante ne nii day jékki-jékki rek ñëw. maa ngi commencé di def graffiti di ko jàng en tout cas 2007 parce que avant 2007 man dama bëggoon di def peinture dama xëy rek bëgg peinture ak dessin donc man lépp lu ma doon animé mooy naa nekk en contact ak la peinture rek donc may defar ay tableau en vrac ni te jànguma ko dew ma école des beaux-arts donc aw ma woon lu dul éducation artistique école ci parfois ak voilà prof bi yooyu laa doon sukkandiku di def ay tableau ma dem ba découvrir graffiti télé laa ko gisee mu intéressé ma lool parce que man dama yàgg bëgg di liggéey ci ay surface yu mag donc ma ni bon lii foog naa ne lii laa war a def parce que daf may permettre ma am benn surface d'expression bu mag dinaa mën a exprimer wu dinaa mën a voilà peinture comme ni ma ko bëggee dinaa mën a dessiner dinaa mën a wax li ma bëgg a wax à travers mur yooyu noonu ci laa ne dama ko bëgg a jàng ñu ne ma boo demee Africulture Urban di nga fa fekk graphics donc graphics moom mooy graffeur maison bi nekk Africulture Urban ci laa fa dem li may wax ni fin 2007 le début 2008 bi ma demee man leen damaa bëgg a def graphe mu ne ma acca nañ dem donc ci lañ ma ubbilee seen buntu ma commencé di jàng graffiti commencé intéressé wu ci hip hop dem ba commencé aussi di slam parce que graffiti moo ma fa yóbbu dem naa ba slam tey jii maa ngi fa nekk chargé de communication donc mu nekk benn processus boo xamante ne nii boo ko xoolee da ngay gis ne fil conducteur la li ñuy naan tout est lié donc noonu laa ko commencé di ko jàng intéressé wu ci hip hop di ci gëstu di gëstu ji lan mooy hip hop exactement parce que booy def ab mbir dafa am solo ngay xool li ngay def lan moo la ci dugal li la ci dugal après lan moo tax nga koy def parce que il faudrait que nga mën a comprendre loolu ba pare nga mën a comprendre li ci des donc graffiti dafa nekk élément boo xamante ne ni ci hip hop bi mooy premier ci 4 éléments hip hop yi parce que dafa am mooy élément visuel bi di graffiti am na break dance am na rap am na DJing donc graffiti mooy élément bi njëkk ci hip hop et dafa nekkoon lu am importance pour man ma gëstu ko xool lan la exactement ak nan laa ci mën a aussi jëriñee man askan wi société bi man tamit ma ci amaale nan laa ciy jëriñoo man ci sama bopp parce que bon à la base feeling artistique la da ngay am envie di génne di joxe di partager di am ay idées di am ay inspiration di bëgg a wax parce que ni rappeur bi di jëli micro di wax noonu la graffeur bi mën a jëlee ay bombam ñëw ci mur tamit wax parce que lépp moyen d'expression la rek donc ci laa dem xooli saytuwaat xool lan la ma ne bon lii mooy réellement li ma war a def en fait. man pour man dès lors que nga jóg rek ne damay wax wala damay waxal askan wi wala damay wax lii ci lu ma metti wala ci lii lu su ma sañoon ñu def ko pour man loolu rek engagement la donc pour man c'est engagé beneen bi mooy dafa boole ñaar surtout ci société bi fii nii parce que ñun Sénégal graffiti bi boo xoolee dafa nekk loo xamante ne ni day wax ak population yi day wax tamit pour population yi parce que la plupart du temps graffeurs yi bu ñuy jóg di jël seeni matériel di dem ci benn mur di def foofu graphe wala dugg ci benn koñ teg seen projet bëgg fa def benn graphe ñëw def seen setal ñëw bëgg a teg ay message positif wala ay message yoo xam ne day wax ak askan wi donc pour man loolu yaa ngi faire passer des messages mais en même temps yaa ngi taaral aussi tamit dëkk bi donc pour man yooyu noonu yëpp la boole mu nekk genre benn capsule. waaw loolu dafay bëri sax li muy am ci genre situation yu mel noonu parce que boo nee yow porteur de voix nga da ngay waxal ñi nga xamante ne ni amuñu accès wu yow fi nga am accès pour wax ñu dégg la donc pour man yow loolu nekkatul sax maanaam loolu devoir la sax.
pour man loolu devoir la sax nga waxal ñi nga xamante ne nii dañoo soxla nga waxal leen. bu ma jëlee exemple ci benn graphe ma defoon ak samay naataango ci benn projet bu tudd Tout en rose nekkoon projet boo xamante ne ni daf ma affecté woon parce que li taxoon projet bi juddu moom moo nekkoon cancer yi dal jigéen yi nga xam ne cancer du sein ak cancer du col de l'utérus ma bëggoon ñu def benn campagne boo xamante ne ni campagne de sensibilisation lay doon mais via benn fresque benn mur bu ñu defoon man ak Madzo ak Omar Krak. donc pour man loolu waxal nga ñi nga xamante ne nii bëgg nañu wax te amuñu peut-être média bi pour wax ko wala amuñu peut-être le moyen pour que ñu mën a wax ba ñu dégg leen parce que ñi bëgg a wax nekkul rek ñi nga xamante ne nii ñoom la dal am na ci ñoo xamante ne nii c'est le proche entourage dañuy bëgg a wax c'est-à-dire que pour man nañu seet nan la ñuy véhiculer les messages pour que nit ñi am accès à l'information jigéen ñi mën a xam ni que dañoo war di seet seen yaram balaa lu ni mel di leen di dal ñuy dem ba un état très avancé di dem di uti ndimbal pour faju donc pour man loolu c'est des messages. alors maa ngi boole graffiti ak slam ànd na en fait parce que ci benn milieu bi la ci benn monde bi la ci benn univers bi la te yëpp ay moyens d'expression la donc pour man ay moyens d'expression yoo xamante ne nii day am foo xamante ne nii dañ fay tase te mën nañ déggoo kenn gêné wu ci keneen ki donc maa ngi koy def. bon yàlla dimbali na ma ba nga xamante ne nii am naa tuuti répartie maanaam nit yenn saa yi da ngay choisir da ngay def sa choix parce que lu ñuy naan le sens des priorités am na ci foo xamante ne boo fa tollee bu la leeree ne fii slam bi moo fi priorité ci kaw graphe bi da ngay dem nga def slam bi bu la leeree ne fii graphe bi moom mooy priorité ci slam bi da ngay dem nga def graphe bi mais bon yàlla dimbali na ma ba ñu ngi koy gérer. alors taaru mbedd benn exposition bu nekk ci muru institut français yi la donc taaru mbedd dafa nekk résidence artistique boo xam ne dafa juddu après benn formation graffiti bu ñu lancé woon parce que dama créer structure bu tudd Zenix Entertainment boo xamante ne nii day dox ci wàllum formation ay atelier lu jëm ci événementiel ñoomin seen ma lancé première vague formation bu tudd Graphol. donc Graphol génne fukki ndaw ak juróom yoo xamante ne nii jàngal nañ leen graphe ñoo xamante ne nii au début amoon nañu tuuti notion de base ci lu mel ni dessin wala peinture wala tuuti graffiti ñu ngi ko doon fowee en tout cas ñooñu la ñu jox ay cours pendant 1 mois ñooñu bi ñu génnee ñu lancé waat appel à candidature jël fukk ci ñoon ak ñeneen ñi nga xamante ne nii xaw nañu am niveau boo xam ne bu ñu leen boolee ci mur ak yeneen i graffeur professionnel dinañu mën a def exposition donc ñoon la ñu boole ci benn résidence artistique boo xam ne dañoo boole crew graffiti yi nekk Sénégal yëpp maanaam Ndoxandem Squad RBS crew Undu Graph ak Ammoniac Graph donc ñëpp ay graffeurs professionnels 15 graffeurs professionnels ñu boole leen ak 15 ndaw yoo xamante ne ni ay ndaw yu doon jàng graphe lañ ñu def résidence boo xamante ne ni dañ doon wax ci wàllu jokkoo ku ci nekk yow jokkoo connexion nan nga ko gisee nan nga ko xalaatee ñu toog réfléchir ci résidence boobu ba ci ku ci nekk ci binôme yooyu noonu 15 binôme yooyu noonu ku ci nekk am foo xamante ne waxee nga fa ñii dañoo wax ci wàllum internet ñii wax nañ ci wàllu nit ak mala maanaam koo xamante ne ni nit ak juram yooyu yëpp noonu jot nañ ci wax te boo xoolee ci muru institut français taaru mbedd mooy turu exposition bi boo ko xoolee bu baax di nga ci gis yooyu yëpp donc loolu moom moo tax taaru mbedd juddu te expo bi mu ngi daw ba léegi. alors maa ngi waaj Graphol 2 ak taaru mbedd 2 bëgg ko dugal ci biir biennale de Dakar off bi ak Sall Ngari sama binôme ñu ngi préparé album bu ñuy war a génnee 2022 maanaam yàggatul dara léegi ñu tàmbali communication bi jëm ci sortie album boobu sinon voilà merci beaucoup merci.